asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi tey ñu déplacé ñëw seet si ku màgg koo xam ni kilifa la ci ñun koo xam ni dafa ànd ak sunu wayjur bu ñu waxee sunu wayjur mooy sunu taaw baay di xaritam koo xamante ni bi kilifa yi dañ ko def kilifa muy kilifa ji dëkk bi nekk sunu nijaay waaye nag facette yooyu yëpp taxul ñu ñëw tey dañ fay ñëw ndax benn troupe boo xamante ne moom la jiite balaa ñu leen wax troupe bi bu ngeen gisee jëmm ji leen ko xam muy Cheikh Zakaria Niang ñu ñëw fi tey war a waxtaan ak moom ci troupe bu mag boobu nga xamante ne bi moom la ñuy wax cercle de la jeunesse de Louga li tax nag ñu ñëw pour waxtaan ak moom ci loolu mooy danoo gis tey benn clip boo xamante ne bi cercle de la jeunesse daf ko génnee partagé ko clip bi ñuy def benn yeete def ay prévention ci Covid 19 bi nga xamante ni mooy actualité fii ci Sénégal di actualité ci monde bi man ak li may xam cercle yëpp defoon naa cercle baleek fecc rek lan xam ndekete lépp luy aar cercle mi ngi ci loolu nag xaw ñu indil équation ñu ne kon ndegam ñun cercle lim ñuy jege yëpp ñu yàgg a fekkee répétition yi ndegam ñun ñoo ko umpale kon dana bari ñu ko umpale bañ nag umpal googu yaatu moo tax ñu déplacé wu ñëw fekk si Cheikh Zakaria pour laaj ko tuuti ci cercle de la jeunesse bu ko defee loolu nga xam ne patrimoine Louga la mën a gën a law mën a gën a feeñ ndax xale yi ak ñi nga xam ne réere nañ cercle gën a comprendre lan mooy cercle de la jeunesse de Louga kon balaa ñoo sore rek dañ doon ibbi rek pour expliquer lan moo waral jataay bi tey ñu bàyyi Cheikh Zakaria mu nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ma joojo maa ngi kontaan ci recevoir la fii sa kër fii sa kër la yow sama lépp nga macha allah di am mbégte itam ci tànk yi la yëkkati mu nekk loo xam ni ñun daf nu soxal lool muy loo xam ni yëfu Louga la waaw loolu laay jëkk a wax loolu moom damay koy leeral di ko maanaam cercle de la jeunesse de Louga la ñuy wax mën nañu wax sax léegi cercle de Louga parce que cercle de la jeunesse macha allah yëfu Louga la du yëfu kenn ñi ko ci Louga gii lan ko formé fii lan ko façonné cercle ndama mag léppam Louga la ko indi kon nag cercle de la jeunesse moom cercle de la jeunesse bu Louga la donc kontaan naa lool ci recevoir la fii waaw. jërëjëf Cheikh Zakaria balaa ñoo sore rek yéen ñi nga xam yéen a ngi jóg a suivre seen télévision bu mag boobu ñu koy wax Louga TV nga xamante ni bii ñun Louga moo ñor ñu gis Louga TV di liggéey pour wane Louga pour jàppale Louga ñu ànd ak moom pour jàppalante tey ñu ñëw fekk c'est le président du cercle de la jeunesse de Louga Cheikh Zakaria Niang Cheikh Zakaria bu ñu la doon laaj tey dañ lay laaj lan mooy cercle boo ñu doon présenté cercle tey nan ngay présenté cercle. merci beaucoup ma jooja danaa ki sawar waaye dana jafe ci man. parce que maa ngi lay wax ni la cercle de la jeunesse bii may nekk président moo ma mag waaw cercle de la jeunesse moo ma mag cercle de la jeunesse ñoo ngi ko formé 1951 nag moo ma mag mu nekk loo xam ni ay doomu Louga yoo xam ni dañoo bëgg dëkk bi dañoo dunde seen dund yëpp bëgg Louga lañ ci def amoon ay loo xam ne nekk ci seen xol ak seeni xalaat pour loo xam ne mooy defar dëkk di defar nit sax laay wax moo nekkoon ci seen xol ak seen xalaat ñu bëgg ko génne waaye bëggoon ci génne Louga itam wax ni Louga parce que boobu Louga mi ngi ci département Diourbel boobu Louga nekkagul région ñu nekk ci département Diourbel ñu former cercle de la jeunesse parce que Louga ci yenn wax yi yàgg na am boobu xat-xat parce que Louga ku nekk boo xoolee ni mu nekk ci diggante Ndar ak Diourbel ak fa Diourbel nekk ñu fam Louga boole ko ci région Diourbel mu nekkoon département lu xataloon Louga la parce que Louga boobu bare woon na ay capacité yu war a génn ak yu war a wanewu mais lépp dafa xawoon a dëxañu ndax fi ñu féete woon waaw donc ñooñu boobu ñu nekk ay jeunes yoo xam ne bëgg seen dëkk bëgg seen réew du ma wax sax ay intellectuel mais ñu bëgg parce que du intellectuel rek maanaam ñoo xam ne dañoo bëggoon Louga am xam-xam am éducation am xalaat yu rafet yoo xam ni baax na ci population de Louga ñu bëgg koo génne ñooñ ñoo dajaloo former cercle de la jeunesse de Louga
ñooñu danaa ci lim ñenn rek parce que yorewuma sax sama document yi mais ku nekk xam na ni Mademba Diop Faye l'un des premiers membres fondateurs du cercle de la jeunesse ànd ko ak ay sunuy baay ñoom El Hadj Baba Diallo ñoom Birahim Dieng ñoom Dame Faye ñoom Pa Ibrahima Ndiaye ñoom nu mu tuddati kii Ndour Adama Ndour mais donc Alsane Camara ancien maire de Louga ñu bare Louga lañ bokk ñoom Samba Sunu Fall ñi ngay dégg ñoo ñëpp Abibulaay Camara su ndeysaan ñu ci bare yàlla def nañ ñu jiitu fàttewuñ leen xëy na dañuy teewlul mais sunu ay waajur yoo xam ni ñoo nekkoon cercle de la jeunesse maanaam ñu takku lañu des jeunes yu décidé yu amoon personnalité ñoo formé woon cercle de la jeunesse ànd kook ak sunu ay yaay aussi amoon na sunu ay maire yoo xam ne ñoo ngi woon fii ci dëkk bi ñoom tante Sodou Gueye ñoom soxna Pa Adama Ndour bi damay fàtte tur bi mais ak ñoom waa kii Jaxate famille yu bare cercle de la jeunesse waa Louga ñoo ci bokkoon. li ma gënoon a neex nag demoon wan nan ma ci ay kayit yu wane ni même fonctionnaire yi nga xam dañ leen a affecté woon Louga dañuy ñëw adhéré cercle bokk dëkk sax ci dëkk bi foofu waaw. léegi cercle daal di nekk troupe théâtrale. troupe théâtrale bi mu ko nekkee loolu li nga ma expliqué nii mën nañoo jàpp ne vers ban année la. parce que cercle ñoo ngi ko formé 51 mais cercle jàppal dafa nekkoon association cercle amoon na équipe football. association la njëkk a nekk. association la ba léegi sax xëy na culture bi dafa dem am ëpp ci doole mu génn noonu mais dafa amoon wax nañu suñu ay pa Wade ak ñu bare ay pa yoo xam ne fii bon pour bañ a lim turu ci ngir bon kilifa la ñu léegi ci cercle lañ doon football cercle dafa am équipe de football am section artistique waaw cercle donc ñoo ngi ko formé en 1951 août 1951 lañ ko formé. léegi bi ñu formé cercle ci présentation bi wax nga ñu ban année lañ ko formé wax nga lim nga mag ñi nga xamante ne bi tey mënoo lim Louga ay kilifa te boole woo leen ci tey bu ñu doon wax ni cercle première génn bi mu génn Sénégal bi ñu ko formé ba mu nekk association am yu mu def ci Sénégal mais at mi nga xamante ni moom la njëkk a génn voyage ak lan moo tax mu génn nan lañ ko sélectionné pour cercle génn dem jouer ci international. waaw ma jooju gis nga itinéraire dañuy dellu si waat Louga ndax cercle comme ni ma la wax dafa nekkoon département bokk ci région Diourbel donc bu amee ay semaine nationale nii dañuy sélectionner troupe yi dëkk yi département yi parce que je me rappelle bien def naa département région Diourbel Bambey la woon Diourbel Mbacké Louga ñoo doon ñeenti département yi. dañ daan daje Diourbel def semaine régionale maanaam compétition boo xam ne ci biir région bi lay am ba pare maanaam Louga sax dafa daan am compétition cercle amoon na yeneen troupe yu mu daan jonganteel fii ci biir Louga parce que Louga dëkku aar dëgg la waaw wax na nu ci du mu dellu gannaaw parce que wax na nu ci fi muy jógee dëgg li tax mu nekk dëkku aar parce que ku nekk boo déggee histoire Marbat nga xam ni jaaykat yi dañ daan ñëw jël seen i gëléem yëpp seen i bagage ñëw bu ñu ñëwee ba guddi ñëw fanaan fii ci marché bi bala ñoo xëy suba ñu ne suba la marché bi la ñuy fanaan si ñiy sippi seen bagage bu guddee la ñuy def ay animation artistique ci biir fi ñuy wàcc seen bagage yi foofu nag artistes yu bare dañ fi daan daje li wër Louga itam muy ay sàkkal ki kokke yi yëpp dafa bare ay xam-xam waaw donc foofu la donc ñooy Louga dafa amoon ay compétition d'abord cercle di fi jël premier ba pare représenter Louga dem dans la région de Diourbel raw parce que boobu ay troupe foofu troupe yu rëy ñoo fa nekkoon man j'étais encore très jeune bi ñu affecté sama papa Diourbel maa ngi fàttaliku année bi Bambey di woy seen kër boobu Massamba Dieye bi Youssou Ndour di woy noonu Bambey lañ ko woye man fekke naa première prestation boobu ca arène kër Cheikh ci Diourbel waaw parce que boobu sama papa mooy directeur maison de jeune bi foofu fekk naa ci am na lu ma ci fekkee donc mais troupe yu mag yooyu ñoo fa nekkoon cercle di leen raw waaw di raw soog a génn di représenter ji la région de Diourbel à Dakar maanaam région bu nekk nag yóbbu sa troupe waaw ci diggante boobu nag am na benn secret bu ci nekk wax na ni jaar nañu benn bis Touba yàlla wan na leen nag ku tedd ka Serigne Fallou Mbacké doomu Cheikh Khadim bu baax bi mu am ñaan bu mu ñaan nag wax ñu leen cercle bii daal li ngeen def ni
yéen ca kaw rek fekk ñoom ñu wax ni ko daal dañoo bëgg dem dañuy joŋante ji. te cercle génnagul ay niveau international. génnagul niveau international dañoo bëgg a dem joŋante ji bëgg nga ñaanal mu leen fu ngeen dem rek yéenay jiitu. am na histoire bu neex bu ci am mais du mënatuma raconter yenn yi day gudd mais ñaan googu moom kenn du nekk responsable cercle te doo ko tudd. waaw parce que lu yàlla def la mu jaar ci loxo sëñ Fallou Mbacké donc loolu mag ñi dama gis toujours ñu ko doon wax duñ ko fàtte souvenir bu neex la ci ñoom waaw. boobu li ngay wax nii booba yow fekk na yow yaa ngi nekk tout tànk. non boobu xale la wax naa la ni la cercle moom mag man 1958 laa judd. cercle bi 51 donc lu may mage juróom-benn at mais yàlla def na nag li ma la ciy wax ni wala li tax ma am cofeel ci cercle wala ma am détermination ci cercle dafa am fu ma jaar ak cercle man parce que cercle yàlla def na suma papa bokk ci encadrement bi yàlla def na itam fu nu mas a affecté dëkk bu nu mas a affecté cercle buy joué bu ñëwee day dal suñu kër. waaw bu dëkk bu nu mas a affecté rek cercle bu fa ñëwee day dal surtout nag Diourbel nga xam ni dafa amoon compétition. xam nga booba sa papa intellectuel la kilifa la mais mi ngi membre la ci cercle. ñooñu membre cercle lañu te ñoom loolu dafa dee ci seen xol. waaw bi ñu nekkee Diourbel xam nga léegi rek comme wax la ko nga nekk Louga man dama fa amoon problème Diourbel fa laa jàngee def naa fa 3 ans jànge naa fa C1 CM1 C2 CM1 waaw mais li ma gënoon def problème mooy équipe bu Louga bu jógee di football si Diourbel suñu kër la ñuy waaj donc damay am total déjà des ennemis dañ may mere bu turu bu Louga ñëwee suñu kër lay dal mais quand même loolu daf ñu boole ceeg nag Mademba Diop nga xam ni mooy président fondateur bi bon dëgg la sama mbokk baay la sama baay la mais sama xarit la woon ku ma wóolu la woon ku ma jàngal lu bari ci cercle la waaw fekk naa très tôt dama dugg cercle xam nga man mënuma woy noonu mënuma fecc noonu waaw mais teel naa dugg ci cercle parce que ci ay responsabilité lañ ma ci dugale waaw parce que boobu ñoom il commençait à prendre de l'âge ils m'ont invité pour ma fekk si leen ànd ak ñoom ci troupe ci gestion bi. Mademba Diop donc ma ànd ak moom ci lu bare mu nekkoon ak moom Pape Bref nekk suma ay baay yoo xam ni très tôt doon ma jox confiance. waaw léegi foofu dañuy def benn interjection bu ndaw rek taxaw balaa ñu àgg ci cercle voyage yi. niveau international ñu taxaw tuuti ci Mademba Diop. Mademba Diop kan la woon. biir cercle da doon bind. wala moom dafa nekkoon membre noonu ak way yi nga xam ne moom la doon bind dafa doon ànd ak thème naka pour nga décortiquer ko tuuti rek. wax nga lu rëy kooku moom dafa rëy xam naa ni amuloo chance xam ko mais sa xaritu papa la parce que mas na ma wax ni ma ñoom bokk nañu classe mas na ma wax la sa xaritu papa la Mademba ku yéeme woon la. yéemi woon du ku jàng nii ci banc yi dem am ay bac ay yooyu non dafa rampe li mu jàng moo ko jàngal boppam dem na ba nekk haut fonctionnaire parce que dem na ba nekk directeur de la jeunesse maanaam ci ministère de la jeunesse moo nekkoon directeur yi ngay dégg ay festival ay semaine nationale de la jeunesse yooyu yëpp yooyu ci ay xam-xamam la CREPS yi ak CREPS yi moom mooy jàngi France moo dem France def fi stage ñëw foofu ñëw créé ko Sénégal ñëw créé kooku borom xam-xam la bind aussi. loolu moo tax ñuy woy kuy laal Mademba. waaw kooku ci benn lu tuuti la parce que loolu sa bàjjen sama yaay. sama yaay ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana Fatou Kassé ku ma bëgg la man ak taawam ñoom maase badu waaw ba pare mu nekk ma daan léet sama yaay dama daan toog nii muy léet sama yaay daf maa bëgg sama yaay avant muy génn àddina ni dem naa fi ba Kébémer waxtaan ak moom ak tonton Saliou Thiam ba bugg ko defal benn hommage à Kébémer waaye yàlla dogalu ko donc Mademba bu ma la kii woon dafa am na livre bu mu bind yeete la bind yeete woyu cercle yeeg yeneen poème ñoo ngi ci. mais kuy laal Mademba lan moo tax ñu tëb ni kuy laal Mademba. waaw xam nga woyu yeete maanaam woy wuy jëriñe maanaam dafay am contenu waaw mi ngi yedd ki boot doomam la
di yedd doom ji di ko ñaanal yàlla di ko wax ci avenir am xëy na liir la boot di wax ak moom mais tey ji ma joojo wala Zakaria bu romb woy bi daf lay jëriñ donc nag mais nag woy boo ko woyee toujours il faut nga wutal ko adresse waaw moo indi kuy laal ma demba sabar ga ca ndaa yande kuy laal ndaat saay kuy laal sama doom salaan jooyul weet waaw xam nga woy woowu non jàpp ni kon woy woowu cercle de la jeunesse moo ko moom ma demba man ak taawam Fat Diop léegi laay jokkoo ak moom léegi ci sa groupe bi xam naa bu ñu paree danaa ci Fat Diop ñoo maase ñun ñaar ñëpp ñoo ngi juddu 58 waaye mas na toog fii ñuy añ après ñuy wax oto bu rafet ak loolu man ko oto kañ bu rafetee boo amee ñaar da ngay jox benn bi nag say taaw man ak Fat Diop mu ne ma yéen da ngeen def ni yéenay taaw non cercle de la jeunesse mooy sama taaw yéen a ci topp moom moo créé cercle de la jeunesse génn li ci biiram maanaam ay xam-xamam xam-xam nag boo ko waxee léeg-léeg nit ñi di la wax fii la jëlee lii fii la jëlee non c'est normal ma dem ba da daan jël magnétophone am wër Sénégal di xam lan la ñuy woy lan la ñuy wax naka la ñuy liggéeyee bu xoolee yàlla mayoon na ko xel moo xam ne nag la muy jël foofu même bu ko jëlee ci nit ñi la mu ko utiliser def ko gisaguma keneen ku ko def ba tey. kon mën nañoo jàpp ne Mademba moom mooy cerveau bu cercle de la jeunesse. parfaitement. loolu da doon benn interjection bu dugg tuuti ci Mademba. léegi ñu jàll ci cercle. dinaa la wax ni la. mooy cerveau cercle de la jeunesse mais mooy cerveau téeméeri junne artistes yu nekk Sénégal. ñun ñi xam ñun ñi xam Mademba jàng li mu bind. ñun ñu jàng bare na fi ku ni koŋ boo nee tëgg ci biir ba ci biir Mademba ngay woy wala Mademba ngay wax ñun xam nañ ko danañ ko xam nag waaye dadul lu ñuy nekk di xëccoo wala dara. dëgg la loolu am na ndax kuy laal Mademba am na artiste bu ko woyoon waaye mu def feu et flamme génn tey cercle mënoon na ko topp wala mu am na mu demee. Alaaji Fay amoon na ci problème ak. soo dégloo interview Badou Ndiaye nga xam ni artiste international la mi ngi Finlande xam nga ko Badou guitariste maa ngi gis barki dem benn interview mi ngi wax fi mu jaar ak artistes yooyu Dakar parce que moom Badou Ndiaye jarbaatu Mademba la yaayam ak Mademba ñoo bokk ndey ak baay mu yaroo ci keru nijaayam boobu lépp lu œuvre daan seetaani répétition cercle lépp lu œuvre cercle bu nekk am mokkal na ko mais nag yàlla nattu woon ko mu topp nijaayam ci li nijaayam bëgg nijaayam musicien la woon parce que Mademba musicien la woon bu njëkk ba daf daan saxo ak yore ak clarinette ndeysaan saxo bi loxo yi bi ñu defee accident cercle boobu ñu defoon te Elimane Thiam dee ci la loxo yi gaañoo noonu après clarinette lu muy bind bu ko bindee pare bu ko bëggee woy day jël clarinette di ko ci kii ba am son bi ko gënal donc Badou Ndiaye ci loolu la juddoo mais Badou bi mu demee Dakar ay woyam yu mu doon defar moom lay defar ba mu jekk jox artistes ñu woy xëy na nag yàlla mooy def succès. dëgg la léegi danoo taxawoon ci Mademba tuuti rek. léegi ñu dem ci cercle. léegi cercle jël na compétition yi niveau national régional jël ko national. léegi nag war a dem nag international. waaw année boobu. lu ko indi ba ngeen demee naka la cercle doxale foofu. xam nga ndeysaan nit ñi danañuy critiquer. politique moom mel noonu dañuy critiquer président Senghor ci culture ñu ne moom culture rek la ñu indil deful lii deful lii maanaam moom dafa amoon ci xolam affaire culture waaw moom dafa daan topp art bi ba xool cercle de la jeunesse ni mu mel mu taf ko ci boppam. moom Senghor président Senghor wax naa la ni la moom moo décrété en 1970 defe naa wala entre 67 et 70 moo décrété ni cercle mënatul concours fii Sénégal ndax coupe bi ñu fi teg mu raw ko na bàyyi ñeneen ñu concours. waaw booba fekk na cercle biir Sénégal compétition bu ñu fi teg mu jël premier. bu tegee kër mu gagné. bu ñu tegee kër mu gagné bu ñu tegee bale mu gagné bu ñu tegee pièce mu gagné. teg ko ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon juróomi yoon mujj gi Senghor nekk loolu dafay dem nañ ba mujj ñu ne dañ koy faral ak yooyu Senghor ne léegi lii gën a wóor comme gars yi lii daal amul dendandoo nañ leen def cercle hors concours bu semaine nationale di amee Louga dana yóbbu troupe soit bu Bambey bu kii wala bu Louga mais cercle dañ koy invité d'honneur moom tamit
comme li ñuy wax ni ñuy invité président yi ci yenn réew yi ñuy ànd ak seeni artistes moom tamit am na ay voyages yoo xam ne dafa ko bëggoon di ànd ak cercle de la jeunesse pour wane aaram. mais Mademba Diop comme li ma wax dafa nekkoon borom xel mu ñaw kaar macha allah ah. amoon na da daan tukki amoon na ay contact te itam li ñuy wax ci doomu Louga rek li may kontaan ci ma joojo wut liiñam Louga di feeñ di wane doomu Louga dafa bëgg loolu. waaw loolu xëy na mënu ma laa gërëm yow dama lay ñaanal ndax da nga maa jóge lool mais nii waa Louga di def wax naa ko bërki dem beneen rajo aussi ne leen nii ñuy def Louga ngeen di génn Louga loolu Louga doomu Louga noonu la ma sa mel waaw donc bi muy dem fu mu dem gis fa lu baax da koy jéem a xool seetaan ko xool loolu lu baax loolu am ci yeneen réew yooyu mu jéem ko adapté fii ci Louga ba def ko fi noonu la def ba di bindant bokk ci fédération festival yi ci àddina bi parce que dafa am fédération yi ci àddina bi dañoo am benn association bu mag mu bokk ci loolu Mademba Diop di ku nit ñi xam parce que c'était le directeur wax naa la nekkoon le directeur de la jeunesse parce que moom inspecteur de la jeunesse plein la waaw di tukki xam li xew ci yeneen réew yi di bindanteeg ñoom am ay xarit ñoom Jean Roche yooyu en France et tout ça ñoo xam ni dañoo bëggoon daan ñëw Louga waa Louga yëpp ñun ñi doon den xale Louga nekk jeune miin nañ leen xam nañ leen parce que ñooñu daan ñëw Louga di xool si donc Mademba la mu daan jëlee foofu bu ñëwee jéem ko adopté parce que hormis ni mu defaree cercle demoon na ba créé fii le FIFOL premier festival Louga moom moo ko créé cercle. festival bi njëkk am Louga cercle moo ko créé. cercle moo créé waaw dañ koo jëloon cercle nag comme cercle troupe la. ñu wutal ko association FIFOL festival international de folklore de Louga wallaay mu am succès bu rëy mais après c'est les moyens qui faisaient dafa maanaam problème xaalis problème moyen moo mujj na parce que demoon nañu ba troupe internationale ku nekk day bëgg a ñëw ku nekk di jóge fu nekk donc loolu dafa nekkoon charge bu xaw a diis après ñoom ñu bàyyi ko waaw. léegi ñu ngi ci cercle ba léegi. dem nañ léegi niveau international ban dëkk lañ njëkk a dem. waaw bu ma la kii walee nii ci palmarès cercle. dama lay wax cercle en 1962 dem na Helsinki ci Finlande waaw foofu festival des jeunes et festival de la jeunesse et des étudiants la ñu jël ko foofu ñu sélectionné ko fa bi festival bi jeex pour mu représenter l'Afrique au ballet des 5 continents waaw donc en 1966 mu dem Narbonne au festival des maisons des jeunes et de la culture waaw en 1974 mu dem Oloron France au festival des Pyrénées en 1973 le cercle de la jeunesse était choisi pour représenter toute l'Afrique au premier jeu afro-latino-américain à Guadalajara, Mexique waaw depuis le cercle de la jeunesse a continué à sillonner les scènes d'Afrique et du monde da doon dem ci biir Afrique aussi Gambie Tunisie dem Europe Espagne Italie ay tournée ay 3 mois. yooyu yëpp cercle dem daf. 3 mois yoo xam ne mën naa la wax ni la 3 mois yoo xam ni man def naa ñaari voyage ak cercle de la jeunesse en Europe ñaari voyage yoo xam ni bu ci nekk 3 mois la mais bu ci nekk maanaam 3 mois la wax bu ci nekk chaque jour 3 mois yi chaque jour dañu joué chaque jour ak festival bu ne donc dañu amoon boobu association des festivals yu nekkoon Europe bu nu la invité dañuy wax invité nañu tel troupe bu ko defee bu nu gisee troupe bi ni troupe bu mag la yeneen festival yi ni ko ñun danañ ko jël tel jour danañ ko jël tel donc boobu dañ daan def tournée 3 mois en Europe waaw donc cercle Gambie aussi xam nga Gambie ak Sénégal ni ñu ngi jógeyaantoo cercle dafa jumelé ak National Drama bu Gambie cercle dafa doon dem Mauritanie dafa am troupe Mauritanie boo xam ne aussi dañoo xaritoo ak cercle même am na Mali am na Sénégal maanaam cercle daal tiise na ay relations yu bare wax naa la ni la coopération internationale bi nga xam ni Louga mën naa wax ni Louga moo ci la doore presque à part yenn grande ville Louga moo ko gën a mandargaal mais ci par les voyages la présence du cercle au niveau de ces voyages là ci la loolu soxi ko donc cercle la général maanaam dama la wax ne la maanaam puma Louga la maanaam cercle mooy Louga daal mooy Louga macha allah waaw. dëgg la cercle mooy Louga léegi cercle Mademba moo doon bind damay gis bi mu bindee kuy laal Mademba
mu nekk way woo xamante ne bi ci biir way wi am na yeete boo ko dégloo kon dafay mel ne yéen ci loolu ngeen dellusiwaat ndax boo dégloo seen way wi ngeen way wi da ngeen koo jël ci Covid 19 bi mbas mi mais am wala dafay lu cercle amoon mu jël ko exploité ko wala la. tudd nga tur bi téere Mademba bi dama la ko fàtte génneel moo ko génne woon da ngay gis yeete la ci bind noonu la tudd tudd nga tur bi yeete la tudd mais man li ma ci jaaxal mooy lu mu ci bind ñu koy way ci cercle moom daa gis naa mu bind fenn bi ndeysaan sunu papa ju baax jo yàlla na ko yàlla yërëm Elimane Thiam ma gis ñu bind tant que vivra la jeunesse du Louga ton nom sera parmi elle. Elimane Thiam boo ñu ko doon wax mooy kan. kooku ancien membre cercle la ñun jotuñu ko xam ñun parce que boobu bi ñuy xale la gaañu benn cercle dañu demoon benn voyage di dem Dakar bon c'est une longue histoire ñu def benn accident ndeysaan oto bi ñu duggoon daanu seen kaw Mademba Diop mi ma lay wax nii mi ngi dégg naa bu la ko Pape Birahim de nettali sa yaram day daw maanaam boobu moyens yi melul nii ñu accidenté oto bi daan yéeg seen kaw ñuy jéem a yëkkati nun koy yëkkatee ba pour génne leen ci suuf oto bi nee nañ ma Mademba Diagne Ibou Diagne xapaa Ibou Diagne moom tam ci Ibou Diagne moom nekkoon na directeur CEDEPS defe naa waaw nekkoon directeur CEDEPS moom tam nekkoon membre cercle la da ngay fàtte parce que day ñëw nii ci nii rek la ñëw alors pa Ibou Diagne nee nañ ñoo ngi woon ci suuf oto bi mais loolu lu yéeme la yàlla def Elimane Thiam génn ci àddina bon Elimane boobu ku amoon apport la ci cercle parce que cercle man li ma ci fekkee si tuut dama gisoon dañu xarañoon ku mel na Pa Adama Ndour par exemple man fekk naa liggéey naa ak moom TP la doon liggéey mais Pa boobu xarañ gi moom maanaam lu cercle de jouer wala lépp moo koy defar. maanaam instruments yi matériels yi bu dee tame la bu dee gën la bu dee kuur la. yu ñuy bàyyee yooyu yëpp moo koy defar. loolu daf ñuy may ñu dugg ci cercle na seen bale yi ni ngeen ko doon defee maanaam damay gis mbay. semb ngóob noonu boo ma ko doon décortiquer naka ngeen ko. waaw lu yéeme la parce que comme li nga wax bari na sax ñu koy seetaan te duñ ko comprendre donc. parce que man comprendre ma man ñu dëkk CEDEPS danañ ñëw répétition cercle fekk ñuy répété. dañuy gis ñuy enseigner rek mais comprendre loolu boo ñu ko doon décortiquer ñu tax parce que léegi comme ni ngay waxee léegi xoolal par exemple boo jëlee programme cercle rek bu ñu xëyee suba woy kër yi lu mel na bokk doole ci waar wi. nga xam ne dañuy yedd nit ki jot sa réew yomb na téye sa réew mooy li metti maanaam boobu ñoom bi ñuy former cercle nii ay 51 boobu ñoo ngi jëm di kaas di Sénégal ngi xëccu di jëm vers l'indépendance ñoom ñuy wax nag ni boobu am indépendance yomb na li jafe mooy téye réew mi xam nga loolu ba léegi waaw loolu xam nga actualité wax bu sax la bon donc moom la ñuy commencé am na ci ba ci woy bii ñu fab def ko ci woyu Covid bi ngemb leen la boo ko dëgg waaw. woy bi maanaam ñu expliquer ñi nga xam ne ñoo doog suivre. cercle dafa génne benn woy ci woy ko ci Covid 19. donc loolu bokk na sax loolu gën naa kiiwal sunu déplacement. loolu moo ko indi. donc woy woowu cercle woy mu am ndeysaan lool bi ma ko dégloo ndax woy wi dafa riime ndax woy boo amee ndeysaan rek dafay neex a déglu donc man mu jaaxal ma cercle dafa répété woy wi wala da koo amoon joué ko voilà c'est-à-dire li ma la bëgg a posé mooy da ngeen a amoon woy wi denc ko wala nu mu demee nu ma daal jaaxal na. waaw jërëjëf ma joojo lu doy waar la ndaxte ñun ñi yaroo cercle dañ fa fekk ñu nu gën a ancien comme man mi nekk président am na ñu ma gën a ancien ñoo ngi ci biir groupe bi ku mel na Fallou Gueye tey ji mooy directeur artistique bi bon yàlla def na bi ñu jógee réunion maag Galaye dama représenté ci cercle centre culturel parce que coronavirus bii. waaw foofu ma taxaw tuuti Galaye Ndiaye di suñu xarit moom nañ koy remercier parce que déplacement bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sabab mu sonn lool ci cercle man lu ci bari moom laa koy laaj ci cercle ñu ngi koy ñaan aar bi yàlla na ko ci yàlla jàppale. Galaye xale bu nangoo dégg ndigal la parce que ñun fi ñu jaar dafa jafe de man damay wax ni yaakaar naa man lu ma am rek ci sama doole def naa ko ci jeunesse Louga du fii ma toog
yombul lu nekk daj naa ko lu nekk gis naa ko yow am na loo ci xam tuuti. am na tuuti luñ ci xam ci jeunesse Louga moom kenn mënu koo lim. donc mais foo boobu aussi dañoo jaaroon topp ci ay mag topp seen gannaaw ñu ni tegtal dañu won yoon léeg-léeg ma régler benn problème nit ñi dañuy defe naan da nga am xel wala non du am xel dafa fekkoon mag ñi yar la déeyoon la ba pare da ngay loo dencoon sa poche da nga koy génne mi ngi ci tànk yooyu yàlla na ko yàlla jàppale man mooy sama loxo daf ma yërëm léegi. loolu laa ko wax de man moom laa ciblé woon pour waxtaan ak. je tiens vraiment wax la loolu daf ma yërëm. naa ci dara xam naa ci dara bi ñu jógee centre culturel naaju tànk daf maa gunge ba fii man tam damay rus léegi xam nga loolu xale bu lay def la bon bien que nag war na ko maa ko yar sama rakk la ñoo bokk dëkk Marbat xamante nañu bu baax et tout ça donc muy def lu baax ah man tant que nit mi nga ci lu baax la may. Galaye noonu la mel Pape Dia Oreya nii nga ma ko waxee noonu la ma ko waxee kon Galaye yaa ngi ci yoon boo xamante ne jàppal. man moom tàng naa nag ñëpp dañ koy wax tàng naa mais ci dëgg lay tàng waaw ñi may yar xam na ñi may àndal sama ay mag laa àndal man waaw. man ñoom baaba ñi may àndal sa mag baaba bi may àndal sama mag la sama kilifa la xam nga ku la doon boot di la yóbbu ngay ñibbi seen kër parce que man numbee sama yaay numbe ma taar alors donc Galaye mi ngi ci tànk yooyu yàlla na ko yàlla lafal cat mu bañ a déglu benn influence xool li mu bëgg moom xam na li mu bëgg incha allah yàlla dana ko defal waaw léegi ci lu ñu nekkoon sax parce que Galaye moom daf may Galaye jaxase na waxtaan bi parce que ñëpp ko yéene léegi ñu dugg ci cercle voyage yi nan lim nga dëkk yi nga xamante ne bi falan dem cercle ba demee foofu nag compétition yi nan la fa doxale lu doy waar cercle dem lañu man dugg ànd na ak cercle ñu dem ci benn festival bu ñu invité woon amul compétition festival la rek da ngay ñëw fukki troupe la 5 troupe la 5 troupe ñooy joué tey 5 troupe joué suba ñun 5 troupe yi joué premier jour ñu ni ñëw deuxième jour bi joué maire dëkk ba ni bu public bi bu kenn bougé ñun ñëpp ñu taxaw di xaar mu dem jëli coupe boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñëw indi il faut mu jox nu coupe parce que ñun ñoo dàq li ñu def waaw bu nu compétition sax dañuy jox coupe dem naa voyage 90 boo xam ni keesu coupe yi ñu yore woon xajul ci salle bi man maa la ko wax dañ ko mujj wàcc aéroport parce que xajul woon suñu bagage ay kees lañ ko def man maa dajale kees yëpp lu mat ay 20 kees lépp ay coupe ak ay cercle moo ko jël yëpp cercle moo jël parce que 3 mois lañ fa def gangar nee nañ ko fu nu dëkk bu ñu dem yóbbu mais bi ñu ñëwee ba aéroport ni seen bagage xaju fi wallahi azim Italie fa lañ ko mujj a wàcc waaw dem nañu dëkk boo xam ni bi ñu fay dem dañoo accidenté dañoo dem oto bi dafa ñëw jël sunu ñu dugg ci oto bi di dem ci dëkk boobu c'était en Espagne ñëw ci benn virage ma d'Italie oto bi def raté virage bi pneu bi toj joojo lu doy waar xam nga accident nga yore ay doomu jaambur boobu Pape Birahim mi ngi ci Pape Demba Dieye mi ngi ci Pape Ndiouga Samb bu sàkkal mi ngi ci Demba Dieye Alaaji Demba Dieye Ndiaye Baye Matar Fanta ñoo ngi ci oto bi ak sànq bi gën a garaaw ak seeni doom xam nga loolu dafa metti mais accident bu ma gën a jaaxal nag man ci cercle ba léegi daf ma yéem mais joojo ñu yóbbu na hôpital la ñu fanaan ñu def ay soins bi nu xëyee suba Pam Mass boobu mi ngi Dakar mais dafa jël avion fekk si nu ñëw waa dëkk ba ni il faut ñu jouer leen jooju ak sunu ay col man keroog sama bët bii dañ ko dafa xotteeku lii ngay gis nii dañ koo taf benn bët bi bàyyi màggat mi yoneen batterie bi loxo yi dafa daggatoo ñu ñeneen artistes yi ñëpp gaañ amul ko gaañoo mais dañuy jouer spectacle bu neex public bi di tàccu di jooy yooyu c'est des souvenirs yoo xam ne du ma ko fàtte. kon daal mën nañoo wax ne cercle maanaam au niveau mondial dem na fa ba jël fa coupe yi yëpp. mais ku dem festival des 5 continents dem fa delluwaat ñu sélectionné waat meilleur troupe yi nekk ca continent yëpp dajale leen nga jëlaat coupe bi loolu coupe du monde nga gañe loolu nit ñi dañ ko xamul rek. coupe du monde kon cercle ci coupe du monde la jël. waaw te itam da ngay wax ni cercle
nit ñi xam nañu dañuy wax leen diwa tax ñu xam Sénégal bëgg may tudd tur di tooñ wala lii wala lii non cercle moo tax ñu xam Sénégal. dëgg la ñun fu ñu mas a dem. fu ñu mas a dem drapeau te loolu Mademba Diop daf ci tëjunu fu ñu mas a dem drapeau Sénégal la ñuy yore. waaw bu ñu yoree tableau cercle de la jeunesse dañuy yëkkati drapeau Sénégal donc honneur Sénégal la doon wut mais dama lay wax fu ñu mas a jaar bu dee carnaval bu dee spectacle fu ñu jaar ba suuf dëkk ba yëpp ñun la ñu topp bàyyi ñeent ñi ci den doon seetaan. dëgg la ndeysaan loolu dégg nañ ko ci histoire yi kon mën na noo wax ni jël nañ tuuti wax nañ tuuti ci cercle bu njëkk léegi nag ñu ñëw nag ci cercle bi léegi nag cercle bi léegi nu ngeen di doxale ndax xale yi ñu ci bari voyage nan à travers cercle de la jeunesse bu ma waxee xale yi mooy sunu mag yeeg sunu nijaay ñu ci bari voyage yi nan léegi présentement naka la cercle doxal. waaw jooju lu doy waar a ngoog lu doy waar mooy 1990 bi ñu jógee tournée Italie Espagne Suisse bi ñu ñibbisi presque def naa plus de 30 artistes toog nañu foofu. ñoo xam dañoo demoon pour jouer ji toog fa ñibbisiwuñu te boobu du ay artistes kii maanaam les plus les parce que boobu tur bi dafa ñor waaw artistes yi gën a mag ba ci direction bi ñëpp toog Europe léegi il fallait que ñu ñibbisi formé waat ñeneen c'était un peu difficile mais nag yàlla dimbali woon nañu avant ñuy dem boobu fekk na man ak sama frère Badara Ndiaye xam nga Badara Ndiaye bu alaaj démb ñu formé fi benn troupe bu xaleel boobu ñoom Papa Ndiaye Baye Maguette Marème Sey ñu tudd maa nga fàtte troupe Mademba daaray Mademba seres lan doon rek ma ngoog ñu formé daaray Mademba itam nekk ay xale yu yaru yu dégg ndigal mais yu bëggoon aar ku mel na à l'image de Papa Ndiaye wala ay Maam Cheikh Niang ay Pape Fall presque groupe googu bi ñu ñëwee bon avant ñu ñëw sax Mademba parce que Mademba la ñu tuddoon troupe bi Pape Xaar sama papa moo proposé daaray Mademba du vieux Demba Dieye Ndiaye man Mademba la Mademba Diop la maa ngi koy doog a xam tey maa ngi ko tuddee parce que am na tur bu ñu jëkkoon jël après Badara Ndiaye ñuy def benn réunion fii ak sama papa ñuy waxtaan mu wax sama papa projet bi sama papa ne ko da ngeen koy tuddee mu ne ko kon kay da ngeen koy tuddee daaray Mademba Diop moom Mademba Diop lañ ko tuddee moom nag Mademba Diop bëgg daaray Mademba ni mu bëggee cercle ndeysaan xale yi nekk ay xale yu déterminé wu balaa boobu ñoom ñu ci bare ku mel na Papa Ndiaye fekkoon na ko muy évoluer ci cercle mais ñu ci bare après ñu intégré leen ci cercle de la jeunesse xale yooyu bi ñu ñëwee mu mel na vide masul am. boobu ban année la 1990. 90 bi ñu ñibbisee bon ñu dox ci lu bare dox ci ak xale yi ba troupe bi performant xale yooyu aussi tukkiwaat toogaat parce que itam nag ay la yoon dañuy wax Mademba rek mais bañul woon loolu moom li mu doon créé parce que Mademba def naa nee na ma def na presque 10 ans nekk conseil municipal xam na li xew ci dëkk bi xam na lu dëkk bi mën xam na coono yi fi nekk artistes yi itam ay famille ñun famille la ñu woon ku ci nekk xamoon nga li nga mën ak li nga attan te jam lu nga neexul boobu itam boobu ñoo ngi jógee ci sécheresse bi dëkk bi nag. bu ma déggee li nga wax mooy cercle en dehors de troupe bi spectacle jeu bi amoon na benn aide sociale bu nekkoon ci gannaaw maanaam dañuy fexe ku nekk soutien de famille ñu fexe ba nga voyage yi dimbali sa famille. loolu am na lu ko jiitu sax cercle daf naa liggéeyante poste travail liggéey cercle da koy toppatool ay artistes am bare na ci ay artistes am cercle da leen doon toppatoo cercle c'était une famille dafa amoon sax ay cas sociaux. trésorier yi dañ naan ak xool situation bu taxaw cercle rek la ko ci yoo xam ne kenn du ko wax ci ay médias quoi bon mais bi voyage boobu voyage jafe na cercle di am visa mais di ci profiter les artistes du cercle ak même doomu paa yi nga xam ne ci cercle lañu bokkoon te mënuñoo voyager bëgguñoo voyager maanaam ñu fexe seen doom parce que àddina aussi
looy nekk rek da ngay xool def ci loo xam yàqul aayul mais lu baax lay def nga def ko waaw te loolu amoon na ci da ci amoon suuxa waaw donc bare na mën naa bare na léeg-léeg may aventure wu di ko bind mais du lu ñuy lim nii mais bare na li cercle junj bi rek mu def ko moom def na ko ñeneen di ko def sax ñeneen di ko def donc junj boobu maanaam sax esprit bu rafet la parce que ça a servi tout Louga waaw parce que man gis naa ñoo xam ne tey ñoo ngi yore seen kër tabax seen kër yu rafet yore seen oto yu rafet macha allah di dem di ñëw loolu sagu Louga la. kon foofu dañuy jàpp ni ñooñu nga xam ne ci cercle lan jaar wala seen waajur nekkoon fa tey ñu mën seen bopp ndax ñooñu tey ñu ngi bàyyi xel cercle wala ñu ngi fàttaliku cercle wala ñu ngi jéem a fexe suuxat cercle ndax jàpp naa ne ñi nga ko waxee ni nga ko xamee nii man noonu laa ko xamee tey bu ma doon lim ñi jaar cercle wala ñi seen waajur jaar cercle tey ñu mën seen bopp ma gis ñuy jëf yeneen teraanga feneen xaw ma ba xam ñi ngi koy def cercle wala dama doon laaj est-ce que jotul fi mu toll nii cercle créé benn cadre boo xamante ne bi les anciens de cercle lay tudd xaw ma nu mu mën a doon daal. xam nga joojo pour dire vrai cercle rek lay tudd cercle de la jeunesse cercle de la jeunesse lay tudd man de bugguma ci ba sama xuloo ak ñu bare bugguma ci yokk virgule bugguma ci dindi virgule waaw danañu dellu si ci woy bi parce que dañ ko sote sànq coronavirus bi danañ ci dellu mooy objectif bi cercle lay tudd léegi nii macha allah Galaay Njaay créé na benn groupe boo xam ni yàlla dimbali na ko ci mu dugal ci ancien artistes yi bu doon téeméer am na 80% ci artiste cercle yu ci dugg. loolu laa doon wax. ñoo ngi ci dugg ñoo ngi ciy waxtaan bu sama téléphone ne ko ma la wanee toujours suñu téléphone day fees. donc yàlla mooy waaw ñu ci bari. képp ku mas a jaar cercle rek ñu ci bari fexe ngeen ba tënk leen ci benn groupe. fii mu nekk nii ci weer wi passé la am mi ngi bëgg a am 2 mois mais groupe bi dafa permettre ñoo ngi retrouvante di waxtaan di diisoo ba di ci génnee ay xalaatu defar bon donc man damay wax rek mën na yéex na mais mën na baax ñun nag fii comme li nga ko waxee loolu ak départ tur cercle artistes yeeg yëpp ñun dañoo toog fi ñu nekkoon maanaam ñun duñu seetaan cercle yàqu il est vrai que man tukki naa fi 5 ans bi ma ñëwee aussi la première chose bi ma ñëwee c'était xool ci cercle lu mu nekk lu dekkalaat cercle depuis lors man ba ma ñëwee ba léegi bokk maa ngi ci ànd Galaay Mor Fall Fallu ak xale artistes yi nekk fii parce que cercle dafa bëri ay artistes heure bu ñu commencé fii bu ñuy wax spectacle danaa ma non est-ce que dana ri est-ce que non man nag damaa gëm loo xam ne man sama ay kilifa ñoo ma ko jàngal man lu ma ñeme rek damay je vais droit damay dem te itam yàlla mi ngi nu ci dimbali cercle mi ngi dund ba léegi. cercle mi ngi dund ba léegi alhamdulilah. cercle mi ngi dund ba léegi way bii nag. wala ñoo dugg ci way bi cercle mi ngi dund ba léegi alhamdulilah. objectif bi moo doon dikk ci cercle bu njëkk. lan la cercle formé woo fan la cercle toll ak cercle bu léegi loolu nga ko cee brosser rek mais yi tey waxtaan bi ak yéene ji yëpp moo doon way wi nga xam ni cercle da koo créé def ci clip génne ko pour sensibiliser pour yeete ci Covid 19 bi way wi naka la demee. jërëjëf yaa ma jëlee foofu rek fi nga ma jëlee maanaam cercle boobu ñuy wax ni kiiwul mi ngi dund bële parce que foofu ca cercle boobu la ñu jëlee ca livre yeete boobu maa dem bind ci way bu ñuy wax ngembu leen. mu gagné ay trophées yu bare fu ko mas a woyee am naa sama benn grand Mor Fall du miis woy bi mukk waaw bis heure boo ko woyee moom day daanu donc woy boobu maa dem ba Diop daf ko bind yàgg na mi ngi ci programme cercle bi mais li ma la wax ni la programme cercle loo bëgg a régler ci situation loo bëgg a régler soo jëlee da nga koy adapté mooy li ma la wax sànq ñu jël ci li fi woon feddali ko jëlaat ci li fi tey ñu boole ko mu jur sa ëllëgee si biir yu gën a neex ñu bokk ko
donc woy bi woy bu Mademba Diop bind la mu nekk woy bu neex waaw mais dafa bari li muy yeete parce que tuuti parole la ci Fallou changé parce que je remercie maa ngi félicité en passant Fallou Gueye nga xam ni moom mooy directeur artistique bi affaire bi amee bi ñu jógee réunion dañu wax ku nekk day présenté bon am na ñu xalaat bari woon na ay xalaat yu ñu génn mais après moom mu bind woy bi proposé ko ñun ñëpp ñu dindi suñuy proposition jël proposition parce que man li ma ci gisoon mooy il faut que le cercle soit présent mais je sais que ni moom Fallou il est capable de tout faire waaw dama ko sonal lool maa ngi koy nuyu di ko ziare dama ko sonal lool alors sama mag la sama xarit la donc mu jël ci répertoire du cercle am lu mu ci changé mu adapté ko ci woy bi parce que kooku Fallou grenier la Fallou sàq la ci lu cercle yàlla na ko yàlla lafal cat sunu sàq la sunu dafa bokk ci ñi teel a dugg cercle ci waaw moom dama koy wax léeg-léeg ci màggu cercle yi nga bokk waaw alors donc Fallou jël ci loolu ñëw présenté ko en commission ñu waxtaan ci xëy na ñu yokk ji tuuti mais lépp daf ko gàddu ba woy desee sax ba dara desu su woy dafa gàddu woy bi ni moo koy woy donc mu neex lool ci ñun mais donc ñu jël wax yi boo dégloo woy bi benn par benn dafa correspondre dafa mel na coronavirus moo tax ñu woy ko te itam coronavirus nag dafa jar ñu woy ko woy wu rëy parce que moom dafa rëy ay mbir ma jooju dëkk bi jaaxle nañu réew mi jaaxle nañu te bëgg nañu sensibiliser Louga man j'ai insisté ci commission bi ma ne Fallou man dama bëgg woy bi mu nekk woyu Louga ma joojo comme li nga ma wax Achille ñaar yéen ñaar ñëpp ku ci nekk dafa may neex bu may wax ak yéen parce que sur le champ rek damay wax ni ma woy bi dafa daw sama yaram ça veut dire woy bi woyu Louga la da nga koy yëg boo ko yëgee nag da nga ko déglu man loolu laa ci wut loolu laa ci sama observation loolu na nekk woy boo xam ni Lougaatois bi bu ko déggee dana ko yëg mais Sénégal bi aussi su ko déggee dana ni ñii lu ñuy wax waaw te woy bi ku ko dégg xam ni woy bu complet la woy bu jàngale la woy bu yeete la waaw te lépp luñ ci war a wax rek surtout les mesures barrières j'en profite pour yeete yi ñuy raxas loxo yi bon takk masque yi ñuy sant yooyu yëpp man damay wax nit ku nekk da nga jàpp ni yow sa bopp tax ñu la koy wax waaw parce que li ñuy wax maladie day wàlle mais yow wàlle kenn xamul bi gën a garaaw mooy cas yi ñuy wax cas communautaire yi nga xam ni yow ñun wóoruñu sax ñun ñuy toog fii ndax am nañ ko wala amuñu ko waaw donc nit ki da ko yore ñëw paas la ko continuer di ko passé et puis musiba la man nag may wax ni la xew Europe la xew Chine la xew Amérique xajul ci suñu dëkk bi ma joojo xajul ci suñu dëkk bi man tey bi ma mujjee lire defe naa Espagne mi ngi ci 31 000 morts France 27 morts Amérique kenn waxutul Chine la mu fa def ñëpp mi ngi koy teg seen bët waaw loolu duñ ko gis ñun ñu koy woon toujours mais nañu gëm yàlla ku gëm yàlla nag mooy gëm doomu aadama da ngay gëm ni doomu aadama yi yàlla docteur yàllaa ko jox xel keneen yàllaa ko jox xel ku nekk sa waru gar nga def ko ñu toog ci biir kër yi moytu te ndax yàlla aar nu ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam. Cheikh Jacques sonal nan la koor gi ku xam ne mag mu woor ba heure bi nga ñëw di ko waxloo waaye dafa fekk mu nekk lu nekk ci xolam moom xam naa ko tey jii bu ma ko yeewoon 4 heures du matin ma ko waxloo ci cercle da ciy wax kon moom Louga da ko ameel njukkal ñun jeunes yi ñu ci bari dañuy jàng ci moom dañuy jël expérience ci moom tey nii mu mel ci cercle boo demee ci diine ji noonu la ci mel tey ay sëriñam gërëm nañ ko seexal ko kilifa gu mag la comme moom exemple la ñun suñ référence la tey danoo mënul woon bañ a ñëw rek laal tuuti ci cercle mu nekk yoon boo xam ne da nga ko ubbil média yi nekk Louga yëpp képp ku man da nga jéem a documenté wu ci cercle de la jeunesse ndax mooy xoolu Louga ndax Louga seen identité cercle da cee bokk ñun ñi nga xamante ne bi xam nañ loolu nekk ay ndaw ñu jéem ci bu ndaw am na ñu ëpp expérience ëpp ñu audience suñ ko gisee dinañ ñëw jéem a documenté wu ci cercle médiatiser ko mu dem bu ko defee li ñu bëgg ci cercle dem kon ñu lay gërëm di la sant di la bàyyi rek nga tàggoo sa kàddu gu mujj. waaw maa ngi nuyu waa Louga yëpp mais bala maa juum ma nuyu artiste cercle de la jeunesse yëpp dans leur ensemble mënu ma leen lim wax naa Fallou directeur Galaye wax Badara Ngom Papa Ndiaye Iba Bao xale yu jigéen ñi nag
parce que ci koor gi ci naaj wu tàng bi la doon répété Alima Ndiaye Nay Ndumbe Absa Camara yeneen artistes yi dañoo amoon dëj ku mel na Aïda Gueye ak Mbëgge Ndiaye ah mais ñëpp Badara Ngom ñoom ñëpp ñëwoon taxaw mobiliser pour affaire bi metti woon na lool mais on voulait sortir un bon produit pour Louga di la gërëm aussi nag cercle way rek la génne wala am na ay sketch non wala parce que bi ñu demee fële aussi dañoo limité affaire yi ku nekk na am lu mu préparé bi ñu gisee ni ñee dañoo préparé dafa am ñeneen ñu préparé ay sketch bëgguñu def mu jaxasoo ñu changé loolu def ñun benn kër parce que on savait aussi que xamoon nañ la ñuy def nag xamoon nañu la ñuy def bu baax parce que te loolu la ñu yéene woon def lu baax xanaa ma joojo ma lay gërëm nga nuyul ma sama kilifa baaba ma lay gërëm bu baax di gërëm Ablaye Lo ak Mbodj di leen ñaanal seen télé bi yàlla na ci yàlla def mu kawe ca kaw a kaw ma lay encouragé parce que lii dafa jafe maanaam ku mel na yow yaa ngi ci waaye ku mel na man maa ngi xool toujours di bañ fu nu sikke sama rak waaw ma wax la ko boog waaw donc yàlla na la ci yàlla defal ay ndam yàlla jàppale la ci barke Seydina Mohamed may nuyu waa cercle yëpp di nuyu aussi sunuy famille di nuyu sama waa kër sama yaay sama ay soxna di nuyu njaboot gi yëpp mais di wax ni bul jàpp yow da nga may déranger heure boo ma soxlaa xam nga li ñu bokk jërëjëf Cheikh Zak kontaan naa trop kon ñu tàgg leen fii ba beneen yoon rek di wax ne rek seen yitte mooy suñu soxla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu